Touba daa jotati jotaale waxtu xibaar yi ci kàllaamay Kocc ci leeru jamono ñu nuyooti leen bu baax yéen ñi sopp safoo saxoo taatine xibaar fii ci Walf TV télé bi lambooy xar baax te koy wasaare fépp ci àdduna li gën a fës ci xibaaru marax yi bokk na ci lu soxal jàngalekat yi nga xam ne tàgg nañ leen fi nga xam ne nii moo di fële ci diwaanu waa Pastef daara joojule ñu génn nag toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñooñu nag ba tey ñu ngi wëndeelu amuñu fenn foo xam ne nii fa lañ mën dem ngir nag mën a daal di door seen liggéey tax nag ñu daal di awaat ci tali bi amal doxu ñaxtu la ñu wax nag mooy dañoo bëgg nguurug Sénégal taxaw leen xam ne nag ci réew mi la ñu bokk tey itam ginnaaw tàggat nañ leen dafa war ñu yóbbu leen ci daara yi ñu door seen liggéey noonu it bokk na lu gën a fës ci bopp xibaar yi lu jëm ci wàllu napp gi ci réewum Sénégal coow ak jafe-jafe bari na ci ñi nga xam ne nag ñoo ci nekk wax ne napp gu njëkk ga di pêche artisanale jar na ñu jàppale leen ngir nag fi mu ne nii daal bu ñu leen seetaanee seen liggéey dootuñ ci man jëriñu noonu it bokk na lu gën a fës ci boppu xibaar yi boo ko defee kon lu jëm ci wàllu théâtre tey jile nga xam ne ni moo di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars àdduna wërngal képp di ko màggal muy kon xeetu aar boo xam ne nii bu yàgg la bu itam bu am solo lool nga fii ci réewum Sénégal itam amal nañ ko ci biir xibaar yi des na ci tab bi ci nu mu gën a yaa li mooy li gën a fës ci xibaaru marax yi bu ñu ko faram-fàccee sof ci xibaar yi ñeel biti réew mu daal di buur ñu ñaanalante su bàkk bi daanoo tàbbal ñu ci faram-fàcce gi. bisimila àdduna wërngal képp xibaaru marax yi dañu koy doore ak lu soxal kuréel nga xam ne nii moom moo ëmb ñi nga xam ne nii ay mars ay dégg nga ay jaaykat lañu ñu nekk kon ay ñi jaay lu jëm ci wàllu takkaay fële ci diwaanu Sandaga la ñu wax nag mooy dañu bëgg bu ko defee ñu taxawu leen li ko waral nag mooy ñoom ñi nga xam ne ni ñoo nekk foofee nga xam ne moo di ca Galu Urus jafe-jafe ñu ngi ko dund ci seen liggéey bëgg nañu nag lépp loo xam ne nii kon war na ñu taxaw leen ci ba mat sëkk ngir ñu mën a jariñu ci seen liggéey Taalaf Gueye seen njiit lañ ci teewlu kàddoom ci jokkoom ak soxna Aji Ndey Kuna Jéey. kon nag wax dëgg yàlla bu ñu sañoon ñu daal di ñu taxawalal suñu comptoir d'or ba nga xamante ni képp koo xamante ni responsable nga te ñu jiite la booy jënd or foofu nga war a jëndee or soo koy tëgg nga koy tëgg ni nga ko war a tëggee exposé waat ko sa place loolu la ñuy ñaan état pour ñu xam ni comptoir d'or bi looloo gën a tax muy sunu bunt boo xamante nii mën ci koo ñàkk a am. xamante ne nii mooy génn fii ci réew mi te ñi nga xamante nii ñoo war a ànd war cee jox doomi sénégalais yi surtout ñi nga xamante ni ñun ay sénégalais lañu sunu maam yi xamuñu lu tëgg urus ak jaay urus kon bu ñu sañoon bu Sénégal amee or ñun war nañoo gis suñu bopp ci or bi. kon nag suñu demee ba nga xamante ni day am société yoo xamante ni mosuñu leen a xam ci or bi génn rek ñoom ñu nekk benn société boo xamante ni dañuy nekk suñu digganteeg or bi loolu aussi dafay xaw a doy waar. parce que bu ñu amoon lu ñu gënal kenn du dox suñu diggante ak état ñun ñooy nekk xama di fournir di mën a gérer di léegi ak état di liggéey ak état di liggéey ak suñuy doomu réew. dafa nekk ak ñun parce que ñun dañoo nekk état tamit nekk suñu bàyyi ci benn côté kon ñun ñëpp mënuñoo dox sans état dañuy mën a accompagnement rek maanaam lépp lu ñuy def ñu waxtaane ko maanaam ñu dugg sañ nañu nag dugal ne lii lañ mooy suñu ambition lii mooy suñu projet su ko defee buñ ci tolloo lépp lu ci war ñu def ko parce que boo gisee ñuy waxi bàyyi mënuñoo def foofu dara lu jëmm te xama bàyyi bi taxawul buñ fekkee ni bëgg nañoo tabax foofu te bàyyi nekkul mënta ne moo tax première source bi bàyyi la bàyyi bi nag su génnee projet yi moom dañ koy mën a teg fi ñu ko war a teg xama su ko defee ñu mën a def lu jëmm loo xamante ni li ñuy gis ci yeneen réew yi ñu gis ko suñu réew parce que wax dëgg yàlla Sénégal la ñu ne. su ko defee ñu daal di wax bi la yoon ci lu soxal kuréel nga xam ne nii moo ëmb ñi nga xam ne ay jàngat nañu génn ci daara jële di Pastef ci atum 2013 2013 war a doon ay jàngalekat ñoom nag dañoo mujj daal di xaar ba xat di tax ñu booloo tey jële génn ci dëkk bi la ñu wax nag mooy dañoo bëgg nguurug Sénégal taxaw leen ngir ñu mën a góor ci dara dem ci daara jàngale ngir loolu mooy seen liggéey la ñu wax nag mooy xaar nañ ba xaar bi yàgg lool li ñu bëgg nag du leen lu dul ñu wuyu leen dañ ciy teewlu Alfousseyni Keita ci jokkoom ak Moussa Sène. foofu la ñuy jógee am suñuy lijaas bu ñu paree suñu formation am ay problème recrutement ñu toog ba 2015 ñu jot a recruter benn pàcc si nombre si promotion 2013 bàyyi fi benn pàcc loolu dafa mel ni kumba am na ndey kumba amul ndey alors que ñun ñoo def même formation am même diplôme génn même année mënoo affecté benn nombre nga fa bàyyi fi benn nombre alors que ñëpp xam na ni actuellement école sénégalaise dafa feebar
feebar bu njëkk moo di dafa manqué ay professeurs fépp foo dem si Sénégal. bu ñuy lancé ñu ngi koy adressé à monsieur le président de la République monsieur Macky Sall na jël dossier des sortants de la FASTEF mu def ko yitee bopp parce que moom rek moo mun a apporter solution monsieur le président de la République jëlal le dossier des sortants de la FASTEF nga saafara ko nu mu gën a gaawee parce que yow rek yaa mun a décanter situation ñu ngi lay ñaan nga joxe autorisation waaye ministère de l'éducation pour ñu mun a recruter lim bu fi nekk mooy lim bu dafa ndaw lool mu ngi toll si téeméer ak ñeenti fukk ak juróom professeur ñooy laaj seen affectation. su ko defee ñu daal di wéyal dem ci diwaanu Lompoul ca département bu Kébémer foofu la kuréel gi ñu wax UNAPAS ñoo fa amaloon ndaje seen biir doon waxtaan la ñu wax nag mooy lu jëm ci wàllu napp gi ci réewum Sénégal jafe-jafe bari na ci li ñu bëgg du lenn lu dul ñu taxaw leen xam ne fi mu toll nii dañ ko yittewoo bu ñu leen taxaw nag seen liggéey di napp duñ ci mën a jëlee njëriñ rawatina napp gu njëkk ga di pêche artisanale dañ ciy teewlu Oumar Kayre ci nu mu gën a yaar. am lu leen metti boole kook jaaxle ci ni état bu Sénégal di tàngamloo seen ay jafe-jafe UNAPAS di kuréel gi nga xam ne moo ëmb pêcheurs artisanaux yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yëkkati seen kàddu dellu siwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkonteel saay su nekk. insécurité bu metti la ñuy dund ci géej gi ndax tey boo xoolee Cap Skirring ba Ndar mënuloo toog semaine boo déggul ay mool yu ñàkk seen bakkan donte ñu ngi gën a respecté sunu mesure de sécurité. bi ci des ñàkk jën dara tegu na ko lu dul bateau yu bari surcharge ci géeju Sénégal moteur yu cher yi nga xam ne ni tey moom moo am CFAO di nu ko jaay ñàkk moyen pour jënd ko dana nu tax a garder suñu moteur yi nga xam ne ni moteur yu màgget lan lu nu gën di sori ku ci panne rek da ngay mujj disparaître. jaar nañ ci ministère de la pêche mais lu ñu wax ba pare dafay mel ni ñoom amaguñu position pour ut solution ci li nga xam ne ni mooy suñu jafe-jafe. saa yu ñu déggee communication président de la République dafay ignorer pêche artisanale daf koy ignorer tout le temps du ko boole sax ci ay waxam. ci Covid bi 1000 milliards yi ñu riposté 2 milliards la ci pêche bépp am te 2 milliards yi du mool yi ñoo ci bénéficié wu. situation bi ñuy dund nag ñoom pêcheurs artisanaux yi ne mooy wane ni rek nguuru ko Sénégal li mu bëgg rek moo di jëlee fi lépp luy pêche artisanale ngir gën a dooleel pêche industrielle bi. tey boo nee da ngay dooleel emploi ci sam réew. nga am benn secteur muy 718 kilomètres ci littoral bi. ay jeunes kese nekk ci di liggéey nga commencé di ko néewal doole te ne da ngay créer ay emploi kon am na leneen loo nar lu uute ak créer ay emploi. tant que nu ñuy nekk ak président Macky Sall si lii muy doxale si réew mi des na tuuti moom pêche artisanale bi moom day dem kaawu. UNAPAS di woo autorité yi ñu daal di delloo si seenu xel te jublu ci saafara jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkoonteel. fexe ba ñuy ŋànk napp gi ñu xool ñi ci nekk te di ko dund sonna di ci dund ñuy wax ak ñoom. connexion am seen diggante ak autorité yi. UNAPAS di solidariser wu ak mbokki nappukatu sénégalais yi nga xam ne jamono ji ñoo ngi campagne Gambie te fan yee nag ñenn ci Gambien yi jàppante woon ak ñoom gannaaw ba nga xam ne kenn ci nappkat yi jamoon na benn Gambien ba mu génn àdduna waraloon nag lu toll ci juróom fukk ci Sénégal ak yeneenu matériel de pêche ñu daat koy taal. Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Oumar Kayre su ko defee ñu daal di wax bi la yoon ba tey ci lu soxal napp gi ci réewum Sénégal gu njëkk ga li ñuy wax kon pêche artisanale kuréel gi nga xam ne nii moo di UNAPAS ëmb ñu ci yëngu la ñu wax mooy da leen nguurug Sénégal taxawu ngir nag bu ñu leen taxaw fi mu toll nii mën nañoo dem nag ba nga xam ne nii jafe-jafe daañu ko am lool liñ leen war a taxawee nag bokk na ci seetaat li ñuy wax ay accord de pêche ak licence yi nga xam ne ñu ngi koy fopp di ko joxe ci anam yoo xam ne nii day tax lépp lu njëriñ ci suñu géej gi ñeneen ñu koy mujj jariñoo Moustapha Dieng lañ ciy teewlu kàddoom ci jokkoom ak Oumar Kayre. 45 bateaux européens qui sont autorisés depuis 2014. lu toll ci 45 bateaux européens la nguurug Sénégal autorisé ngir ñuy napp ci suñu géej gi ba pare di nappin wu jaaduwul wu metti woo xamante ni daanaka nu leen neex ñu def ko te kenn du leen wax dara suñu géej gi li nga xam ne moom nañ ko yan moom la àttanatul te dara waralu ko lu dul bateau étranger yi nga xam ne ñoo fi nekk. léegi nag li ñu bëgg moo di état bu Sénégal xoolaat accord de pêche yi nga xam ne amal na ko ak Union européenne. bateau chinois yi nga xam ne ñoo fi nekk dañoo bari te kenn xamul ñaata la toll kenn mënu laa wax ñaata bateau étranger ñoo fi nekk loolu moo waral ñuy woo ministre bi mu publier liste nombre de bateaux yi nga xam ne ñooy napp ci suñu géej gi mu di bateau chinois yi di bateau turc yi wala yeneen bateau yi nga xam ne rek ñoo ngi jóge bitim réew parce que li ñu bëgg moo di xam si ñaata bateau tamit ñoo fi napp ñu bëri ñoo ngi njortu ne ci bateau chinois yi dafa am ay prête-nom maanaam ay sénégalais yu wax ne ñoo ko moom alors que bateau yooyu
yooyu bateau chinois yi la. législation Sénégal bi dafa réglementé droit de pêche bi li mu ci wax moo di képp koo xamante ni dëkkoo Sénégal te bëgg a napp ci géej gi dafay fekk sam réew am ay accord de pêche ak réewum Sénégal donc képp koo xamante ni sam réew amul ay accord de pêche ak Sénégal amuloo droit am licence de pêche waaw bu dul loolu sénégalais bi rek moo mën a am licence de pêche bu fekkee nag dafa am ñoo xamante ni dañuy jël ci sénégalais yooyu nag ngir ñu utal leen ay licence de pêche loolu war nañ koo leeral te kenn nag waru cee njëkk ministre bi. Qui utilise des prénoms sénégalais pour avoir des licences de pêche, cela c'est au ministre de le dire. su ko defee ñu wax ci lu soxal bëccëgub tey bi lay ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars àdduna wërngal képp moom lay màggal lu jëm ci wàllu théâtre muy nag art boo xam ne nii bu fi yàgg la bu bari solo lool. li nga xam ne nag moom lañ jël ren di ko waxtaanee fii ci réewum Sénégal ngir jëmmal bis bi mooy naka la ñu mën a daal di amee jàmm jaaree ko ci li nga xam ne ni kon moom moo di lu jëm ci wàllu culture lu jëm ci wàllu caada loolu nag di loo xam ne kon lu am solo la jëm ci ñi nga xam ne nii lu jëm ci wàllu li ñuy wax sixième art mbirum théâtre da leen yitteel Pathé Mbeng ci nu mu gën a yaar. niki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars bi ñu nekk dañuy màggal wàllum théâtre ci àdduna wërngal kàpp di initiative bu tukkee ci UNESCO di kuréel gu bokk ci Nations Unies lay cëslaay la du leen lu mooy gën a ñoŋal liggéey ak taxawaay bi nga xamee moom la ñii di yëngatu ci wàllum théâtre am ci askan wi mu nekk ab xew-xew bu ama am solo ci ña nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllum théâtre thème ba ñu jàpp nag mooy jàmm ak salaam ci àdduna théâtre bokk ca lu ñu jàppee ne que mooy fësal li askan wi di dund ci biir famille yi bés buñ koy kenn ko am solo ci acteur ya cay yëngu dañ ko jox kaddu mu àddu jëmale ci doxalinu liggéey boobule mu nekk ay kaddu yoo xamee ne que seetlu nañ ne que dañ ko jàllale ci lu ëpp juróom fukki làkk ay junni doomu aadama di ko teewlu ci àdduna